أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه mbokk yi bàyyi xel chaîne YouTube bi di Yaatal Xeltu Yin asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga am mbégte di fas yéene ànd ak yéen ci benn actualité bu nga xam ne dafa laal actualité nationale ak internationale mu nekk xew-xew boo xam ne mën naa ne c'est une fierté nationale ndam la lu rëy loo xam ne Afrique am na ko islam am ko rawatina réewu teraanga bii di Sénégal yàlla subhaanahu wa taala jaarale ko ci kenn koo xam ne mi ngi askanoo ci benn kër ci këru diine yi nga xam ne moom lañu miin ci Sénégal mu bokk ci njabootu maam Abdullahi Ñas rawatina cheikh al islam alxaaji Ibrahim Ñas mu nekk xalifaam di cheikh al maahi Ibrahim Ñas tabaarakallahu këru diine yi moo xam tariqa yi la moo xam jamayaat islamiya yi la muy association islamique yi wala sensibilité religieuse yi daal bu mu ci mënti doon ku ci askanoo ci benn rek ndam loo am day mel ne jullit yépp am ndam waaye islam yépp am ndam ñépp a koy partager ak yow mu mel na nag li ñu wax ne islam diine la waaye dawla la islam religion la waaye projet de société la islam spiritualité la ak temporalité ñaar yépp la allié ñaar yépp la boole day jagal diggante jaam bi ak boroom bi waaye di jagal itam diggante jaam yi ci seen biir maanaam rôle social aspect social bu nekk ci l'islam lu jar bàyyi xel la mu mel na nag islam yàgg nañ koy wax socle de développement la nekk richesse bu rëy ci Sénégal waaye day mel ne ni nga ko war jariñoo des na ba fan yi rek ñuy wax crise yu bëri moo xam crise sociale bi la ci faat bakkan yu bëri yi ak crise scolaire bi maanaam crise scolaire bi école bi ak ni mu lëje perturbation yi am grève tey grève suba yooyu yépp nag solution bi mi ngi ci islam biñ doon wax sax affaire wu rey yu bëri yi bañ naan nañu def ku rey ñu rey la may leen waaw au nom de quoi la ñuy reyee au nom de la laïcité wala au nom de la démocratie wala lan ndaxte système yooyu yëpp rek ñu ngi commencé di échouer ay démocratie ak ay laïcité yooyu yëpp xam nañ ne adapté wut ak suñu ay réalité socio culturelle ak suñu croyance religieuse loolu ku nekk xam na que parce que fan yi jàll rek ñu doon def journée internationale de l'Afrique maanaam bés bi ñu jagleeloon Afrique ñu ngi ko doon waxtaanee gis nañ ne sax démocratie ci boppam day bëgg a màgget démocratie ci boppam dëppoowut ak réewu africain yi ba nga xam ne dañ doon xalaataat ne est-ce que jarul ñu repenser waat démocratie indi baneen anamu démocratie bu ñuy doxal loolu yépp nag day wane ni islam rek mooy solution bi suñu diine yi ak suñu aada yi ak suñu cosaan yi moo war a nekk suñu socle de développement mu mel na nag kii di Cheikh al Mahi am na lum ci waneeti te loola nag dafay dellu ca waajur ya cheikh al islam alxaaji Ibrahim Ñas dafa jouer rôle bu am solo ci universalité de l'islam ci tasaare l'islam ci àdduna bi yépp jaarale ko ci li ñu tuddee alfayda tijaaniya waaw ndax tey boo xoolee dëkk boobu nga xam ne moo di Soudan rawatina ca nord Soudan ba nga xam ne ca la ay ethnie yu bari nekkoon xëccoo tey xëccoo suba xeex tey xuloo suba jàppal bàyyil nekk ci ay tiraillement ak i guerre yu dul jeex ba nga xam ne
dëkk ba ay weer nekkoon na ci couvre-feu ki nga xam ne mooy Cheikh Al Mahi ba mu demee jouer médiation dox tànki jàmm ñoom ñépp déggal nañ ko wéer nañ ngànnaay ya te levé nañ couvre-feu ba te loola ku nekk jéem na ci waaye amu ci ndam li nga xam ne Cheikh Al Mahi am na ko ca ba ONU sax daf ca kontaan sargal ko sargal bu rëy tey mu war a ñibbisi ñu jox ko sax vol spécial boo xam ne état soudanais bi moo ko jox kon loola nag wax dëgg yàlla waruñ ko noppiwaale ndax Sénégal tey suñu équipe nationale bi bu mu jëlee Coupe d'Afrique ñépp ko yëg mbedd mi kenn ku nekk wàcc di jubilé waaye nag day mel ne bu islam amee ndam nag dañuy xaw a gëmmentu lu mel na kuy am ay attitude de négligence par rapport ak ndamu islam bu rëy boobu xoolal ñi nga xam ne ñooy dem ci concours international yi di tari alquran ndam yu rëy la ñuy indaale waaye soo tuddee seen tur sax kenn du leen xam waaye bu deen ci football la wala basket wala athlétisme wala yeneen discipline sportive yi wala sax ci wàllu musique ñu médiatiser ko ba ñépp yëg ko te xoolal ma lii te Cheikh al Islam El Hadji Ibrahima Niass en 1937 bi mu defee ajam gu njëkk kenn ku ne xam na ca la tase ak nitu yàlla kooku nga xam ne moo cosaanoo woon ca Soudan waaw nitu yàlla kooku moom la ñuy tuddee Abul Qasim waaw moom Cheikh al Islam El Hadji Ibrahima Niass moo ko yeesal ci wirdu Tijaaniya daal di koy bàyyi mu dem propager foofu nag fayda bi te loola itam day dugg ci propagation wu islam vulgarisation yaatal diine ku yaatal tariqa rek yaatal nga diine ndax lan tariqa mi ngi basé wu ci soufisme te soufisme itam génnul diine rek tabarakallahu loola itam lu jar a bàyyi xel la waaye itam moom Cheikh al Islam El Hadji Ibrahima Niass am na doole lool Soudan ndaxte Soudan seen population à peu près day toll ci plus de 30 millions d'habitants mooy population réew moomu di Soudan waaye ci biir 30 millions yooyu lu mat 8 millions yoo xam ne taalibey Baay ña nga fa Baay ma ngay compter lu ëpp 8 millions ci ay taalibe foofu nga xam ne mooy Soudan kon Baay ku yaatu njaboot la ci àdduna bi waaw waaye tey jii daal Cheikh Al Mahi moom réussir na une grande prouesse loo xam ne lu jafe woon ñu bëree bëri la muy lan ethnie ya fa nekkoon di xeex ca Soudan juboole na leen ba wéer nañ ngànnaay ya ay weer ñi ngi nekkoon ci couvre-feu te levé nañ couvre-feu bi waaw kon nag ku mel noonu buy ñëw war nañ ko sargal waaye war nañ ci jànge lu rëy ndeke daal diine mën na régler problème bu dul problème mu jinne problème bu ne lu mu rëy tewul diine kon liñ daan wax sax ci diplomatie religieuse war nañ ko gën a bàyyi xel ci suñu doxalinu état waaw kilifay diine yi dañ leen war a impliqué ci gestion wu réew mi buñ ko deful rek problème bu rëy dana am waaw keroog loolu laa leen doon wax may leen peine de mort bi ñuy wax au nom de quoi buñ ko defee au nom de la démocratie du dox di ndax islam nanguwul demi mesure déedéet waaye soo koy def nag au nom de l'islam kon système bi dans sa globalité moom ngay assainir di nga xam ne système bi yépp politique économique social éducationnel ba ci yeneen wala système éducatif bi yépp ngay boole assainir maa ngi ciy waxtaan ak ndaw loo xam ne bu ma déggee rek dinañ xamante bu baax ma ne ko gis nga injustice la fii ci Sénégal ñu nekk ci réew mu nga xam ne plus de 95% ay musulmans lañu nit di jàng ci école ba xëy am bac dem université am lijaasa yu kawe te munta liir ferul ijji ci arab munta liir alquran
may leen ustaas yi ñuy jël di leen dugal ci système bi dañ leen a joxul seen àq. am nañu xam-xam am nañu yéene pour jàngale mais joxuñ leen temps bu doy joxuñ leen gëdd. day mel ne rek oustaz bi dafa nekk koo xam ne ku ko bàyyi woon ci école privée am mën naa former des centaines voire des milliers de personnes ñu ne nañ ko xañ centaines wala milliers de personnes yooyu mu mënoon a former jël ko nag ci état dugal ko ci fonction publique wala yu mel noonu. bu fekkee da daan def arabu koñam wala privé am doon dàqanteeg ay 1000 francs par weer wala 500 francs wala 700 yoo xam ne lam ca dul jot sax moo ëpp lam cay jot ñu ne ko kaay ñu jox la weer 200 000 300 400 500 ba 1 million wala yu mel noonu ay woo waaye nag soxla wuñ sa xam-xam waxuñ ko de mais dañ koo jëfee ndax joxuñ la temps bu doy di moom kay dadi kaay ñu lay fay ngay tëdd di nelaw ak a jóg daa neexut a wax rek waaye daanaka rek ca wet ga waaw bu ca oustaz ñàkkee fayda sax léeg-léeg enseignant ba francisant ba wala intellectuel occidentalisé ba ñëw ne la oustaz may ma sa temps bi bu dee ku xamul nag tabaarakallahu responsabilité bi ni mu rëy wala mission mu mayee temps ba waaye dama ne système éducatif bi ak grève yu metti yii di am may leen il faut ñu associer ci l'islam daara yi ñu fexe ba intégrer leen ci système bi jox leen ay moyens waaye nag ñu fexe ba sauvegarder héritage bi nga xam ne moom la fi mag ñi bàyyi woon waxuñu cadeau empoisonné de kaay ñu assainir leen jaare ci rendi leen jamais kaay ñu assainir leen jaare ci yàq li fi mag ñi bàyyi woon waxuñu loolu de déedéet waaw waaye beneen bi itam neewoon naa leen pour système bi dox système éducatif bi nit daal bu fekkee jeexal na cycle élémentaire am wax dëgg yàlla ci alquran waroon naa àgg surat yaasin bu jeexalee cycle moyen war naa jeexal téere suuf bi xaaju suuf bi bu demee bay am bac war naa wàcc alquran boole koog nag base bu dëgër ci fiq ak tawxiid ak siiraak xadiis ak matière yu mel noonu ba nga xam ne li Serigne Cheikh Tidiane Sy waxoon almaktum dana mën a nekk mu ne balaa islaama dox ci Sénégal dëgg ñu noddu ba julli jot Serigne Cheikh nee na ñu ne kuy jiite ñu ne xanaa avocat ba nga xam ne moo nekkoon ca baro ba avocat ba nga xam ne moo daan plaider ca tribunaux ya tey moo summi robb avocat wam ñëw war a jiite waaw juge ba moo ñëw war a jiite médecin ba moo summi blouse am ñëw war a jiite wala yeneen ak yeneen loolu mën naa nekk de waaye ak nii système bi doxee du yomb ndax képp koo xam ne yaa ngi occupé benn fonction étatique wala yu mel noonu wala nga jànge sax ci école laïque yi soo amee base ci diine jële woo ko ci école bi def faneen nga ko jëlee mais mënoon nañoo fexe nag ba wax dëgg yàlla niveau bu mel nii ku jàngee ci système bi am ko looloo tax nag ma ne leen crise sociale yi am ak crise nu mu tuddati scolaire bi am ak mboolem yeneen crise yi dépravation des mœurs crise des valeurs genre yooyu kenn mënu ci am solution lu dul ne dañ cee impliqué nitu diine yi waaw kon xam naa ñu maase waat gën ko bàyyi xel Sénégal yépp waroon nañoo mobiliser wu di jël ay car ak i bus dem sargali ki nga xam ne mooy Cheikh Al Mahi Sénégal yépp waroon nañoo fexe ba ñu jot ci information yi ñu médiatiser ko télé yi jël seen programme consacré ko Cheikh Al Mahi rajo yi site internet yi médias sociaux yi yépp ñu gën koo yaatal moo gën ñu nekk fi rek di passer le temps à faire la promotion de la médiocrité kon nag ndam lu rëy lii nga xam ne doomu Sénégal am na ko ci beneen réew war nañ cey jànge lu rëy muy Sénégal ndeke ñàkkul dara waaye yàlla moo ñu nattoo lu ñu jege rek ñu xeeb ko waaw tey ñu ngi bàkkoo ku mel ne général de Gaulle di tudd jàmbaaram di bàkkoo ñu mel ne ay Descartes ay Socrate ay Platon ay ñeneen ak ñeneen di leen bàkkoo te ndeke am nañ lu ko gën a rëy fuuf bu kenn ku ne bàkkoo doomu réewam ñun nañu bàkkoo ku mel ne maam Ablaye Niass ku mel ne
Cheikh Omar Foutiyu Taal ku mel ne almaami Abdul Qadir Kan ku mel ne Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadimul Rasul ku mel ne Cheikh Seydil Hadj Malick Sy maam Limaamu Laay ca Yoof ku mel ne maam Bu Kunta ca Njaasaan ku mel ne maam Ahmadu Ndaak Sekk ak ñeneen ñoo xam ne temps bi sax duñu may ñu tudd ñépp ak ñi nga xam ne ñooy yëngu sax ci association islamique yi sama xel dem ca ku mel na ki nekkoon amiru ibadurrahman imam Malik Njaay radiyallahu taala anhum ajmain ñi ñépp am na seeni njaboot yoo xam ne des nañ fi di continuer mission bi seeni njàngale itam mi ngi fi seeni œuvre seeni production intellectuelle nañ ci basé wu nag mu nekk suñu sookulu développement waaye nañu collaborer ak seeni njaboot pour di régler crise sociale yi nga xam ne mooy am waaw tey suñu demee kon ba guerre bu mel noonu ci ay ethnie yu wuute yàlla réglé ko jaare ko ci Cheikh al Mahi kon kay mel na ne Cheikh al Mahi ak ñaneen ci njabooti kilifa diine yi ci des bu ñu leen impliqué woon bu baax a baax ci crise yi nga xam ne mooy am ci réew mi muy crise scolaire bi wala yeneen crise yi kon bu yàgg-yàgg yàlla dinañu may li nga xam ne moo di solution waaw mais nag buñ leen ci bàyyiwul xel nag lu ne danañ ko def fi def ay états généraux assises nationales sur l'éducation nangam waaye dara day gën a yokk joote ji rek day gën a yokk joote ji loolu nañ ko gën bàyyi xel moo tax loolu laa waxoon mbokk mi ma ne ko waaw nañu établir li ñu tuddee la peine de mort pour wàññi rey yi may leen islam de du làqatukaay déedéet da nga koy jëfe dund ko ba noppi soo demee ba am problème mu soog laa làq loolu mooy islam da nga koy dund ba noppi kon léegi dañuy jëfe islam ci lépp nag ci njàng mi ci santé bi ci économie bi ci développement industriel ci maanaam secteur de développement yépp suñu vie quotidienne yépp ñu impliqué ci islam su boobaa bu ñu établir peine de mort au nom de l'islam dana apporter ses fruits su boobaa sax dañ dul rey kenn ndax islam suñ ko dundee nañ ko war a dundee ak beneen diine bu mën a doon ñu dund ko nañ ko war a dundee islam nag la ñu gën a xam ndax moom lañ gën jege su boobaa sàcc sax moo fiy jeex ci kàttanu yàlla rey nit moo fiy jeex loi bi dafay tege rek mais daanaka rek liñ koy appliquer du bëri ndax su boobaa dafay établir benn ordre ci société boo xam ne dañuy doon société bu stable société bu sereine bu paisible boo xam ne bu am jàmm lay doon bu dal lay doon bu am sécurité lay doon mbokk yi la ñu waxoon rek Afrique daal yalwaankat la bu toog ci mine d'or ci benn mbellum or maanaam toog ci or ba noppi ay toni or naan da ngay yalwaani loolu moo dal Afrique waaye ñun Sénégal itam loolu moo ñu dal waaw xëy na ressources naturelles yi baax na waaye li gën a am solo muy ressources humaines moom la ñu yàlla sédde te dara jiitu ci nag kilifa diine yu baax yi ñu am mbokk yi kon nag mbokk yi suñu bëggee redresser suñu société faaw nag ñu xoolaat bu baax ay démocratie yi ak ay laïcité yi nga xam ne c'est des systèmes qui tendent vers la disparition qui tendent vers la dislocation waaw day nërmeelu ji de adaptéetul ak suñu contexte adaptéetul ak suñu réalité adaptéetul ak suñu culture adaptéetul ak suñu religion méngoowut ak suñu gëm-gëm méngoowut ak suñuy aadam méngoowut ak suñuy cosaan faaw nag ñu am courage bi surtout courage politique bi waaw suñu mag ñi daal ak kilifay diine yi bàyyi nañ fi méthode bu nga xam ne moo gën a adapté wu ak ñun nañ ci xoolaat yàlla nag wax nañu lu leer wali kulli qawmin hëd leer na nañi ak falawla nafara min kulli firqatin minhum taifatun liyatafaqahu fi ddin wali yundiru qawmahum ida rajacuu ilayhim laallahum yaxdaruun
aaya boobu indi woon nañ ko ci yeneeni contexte mais contexte actuel bi nit ñu ne ci ñi nga xam ne ñooy mën a propager ñooy mën a vulgariser ci ñoom message islamique mooy ñi nga xam ne ñoo gën a xam seen contexte socio-culturel seen contexte socio-religieuse kon nag nañ ci xalaataat bu baax a baax a baax te am ngëm gi ak courage bi ak détermination bi kon nag xam naa lii munuñ ci woon ñàkk a wax day nekk xam naa nafsatu masdur rek waaw loo xam ne am nañ ci yëg-yëg bu rëy boo xam ne luñ ci wax rek lañu denc moo ko ëpp doole fuuf ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ko sàkku ci ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu